bu ñu wootee conférence de presse waxtu bi c'est que du jàmm lan mooy du jàmm président Macky Sall dafa bëgg dafa wax ay député am te ñoo ëpp ci assemblée nationale suñu député opposition yi ay jàmbaar lañu ñu leen di gërëm d'ailleurs ak lu ñu jàmbaar ci seen lim mënuñu arrêté li nga xam ne moom mooy li président Macky Sall wax ay député am te ñu ëpp ci lim ñu votel ko suba. kon assemblée nationale bi assemblée nationale boo xam ne ñoom nee nañ li Macky Sall indi ñoom ay député Macky Sall lañu dañuy voté kon mënuñu am yaakaar ci li ëpp ci député assemblée nationale. kon ci askan wi la ñu nar a wax loi bi nag bi nga xam ne moom la bëgg a votel président Macky Sall lim ci namm mooy képp ku waxati ci Sénégal ñuy salfaañee sa àq ak yelleef de manière flagrante ñuy piétiner say droits les plus élémentaires ñu lay agresser ñu tooñ la mbëkk la fiir la ba pare paan sa kaw képp ku loolu dal da nga bëgg a fippu président Macky Sall dafa bëgg gannaaw suba ak li mu nar a votel suba ñu woowee la terroriste loolu la président Macky Sall bëgg daanaka li mu bëgg kon mooy bu kenn waxati bu kenn sëkkatiti bu kenn ñaxtuwati bu kenn xeex pour akam ak yelleefam maanaam président Macky Sall bu doon tey le 23 juin 2011 ñi nga xam ne ñoo génnoon 23 juin 2011 ak bés ya ca topp ay terroriste la leen jàppee ay terroriste la leen di woowee xam ngeen ne loolu xel mënu kaa nangu lan mooy terrorisme terrorisme baatu tubaab la li muy tekki méttiwul terrorisme mooy ci wàllu politique ngay jëfandikoo la terreur maanaam terrorisme mooy ci wàllu politique ngir yow nga mën a am ndam nga jëfandikoo xoxotal doomu aadama loolu mooy terrorisme ci tubaab bu dee loolu mooy terrorisme ci tubaab le premier terroriste au Sénégal mu ngi tudd président Macky Sall. waaye du loolu rek de saay bu béykat fippuwee ne kenn bu nangu suufam mu yebal ko gendarme wala policier ñu dóor béykat ak sénégalais yi nga xam ne ñooy xeex ngir seen suuf yi ñu bëgg a nangu loolu terrorisme la donc suba na béykat yi xam ne képp ku bëgg a ñëw nangu seen suufu baay ak seen suufu maam ak maamaat ngeen ne da ngeen di fippu lu nar a jàll suba assemblée nationale day wax ne yéen béykat yiy xeex ngir ngeen téye seen suuf ay terroriste ngeen yéen élèves njàngaan ak yéen njàngaan yu nekk ca daara yu kawe ya ñu leen di woowee étudiant bu ngeen génnaatee naan da ngeen di xeex ngir am ay jàngalekat yu doy wala ngir jot seen bourse ndaxte ñoom seen bànneex moo leen gënal fay seen bourse ci waxtu bi mu waree bu boobaa day naan yéen ay terroriste ngeen waaye yéen mii itam ñuy toj seen kër ngeen di xeex ngeen ñàkk fukki at ñaar fukki at ñu ñëw yónnee leen Descos ngir mu toj seen kër suba bu ngeen génnee ay terroriste ngeen di doon waaye yéen itam askanu Sénégal ngeen di génn ngir bañ góor jigéenal Sénégal suba bu ngeen génnee ne d'accordu leen ak góor jigéenal Sénégal mu jaral leen lu nekk su yéen itam ay terroriste ngeen di doon bu boobaa yow sàmmkat yow nappkat bu ngeen xeexee suba ngir ñu bañ a wanteer seeni géej yéen itam d'accord ay terroriste ngeen di doon kon mbir mi du mbiru Karim Wade du mbiru Khalifa Sall du mbiru Ousmane Sonko du mbiru Cheikh Tidiane Dièye du mbiru Assane Diouf du mbiru xawma Aliou Sané du mbiru Kilifeu du mbiru Clédor Sène du mbiru Thiat du mbiru xawma Déthié Abdourahmane Diouf ak ñoom seen mbiru sénégalais yépp la lii mooy raam ndax rek benn mbir troisième mandat et que donc lii mënuñu ko seetaan moo tax ñu ne ñu ngi woo képp ki nga xam ne suba dinañ la woowee terroriste ñu mun la tëj benn ba juróomi at bu dee woote nga rek fippu te fippu suñu constitution da ko daganal mooy résistance fippu suñu ay diine da ko daganal muy résistance ñu ne nag à partir de demain fippu boobu résistance boobu
nga xam ne suñu constitution da ko daganal suñu ay diine dañ ko daganal waaw à partir de gannaaw suba képp ku fippu yow li nga doon mooy terroriste. et donc loolu mënuñu ko seetaan moo tax nag ñuy woo ñëpp mag ak ndaw góor ak jigéen fu ngeen munti nekk ci Sénégal ci goxu taax yi ak ci goxu kaw ga fu ngeen munti nekk ci Sénégal na ngeen wone à partir de waxtu ji seen ñàkk ànd ak loolu wane leen ko pacifiquement wane leen ko ci full ak fayda wane leen ko constitutionnellement ndaxte am ngeen ci sañ-sañ wane leen ko citoyennement waaye wane leen ko ndaxte publier Facebook rek ci résistance la bokk jël sa téléphone woo kilifa diine yi ngir ñu wax balaay suba résistance la waaye tamit takk sa lu xonk cur génn ci mbedd bi résistance la ñu ngi leen di woo à partir d'aujourd'hui fu ngeen munti nekk moo xam yaa ngeen dëkk Dakar Plateau moo xam yaa ngeen dëkk Ranérou Ferlo moo xam yaa ngeen dëkk Kolda moo xam yaa ngeen dëkk Ndar moo xam yaa ngeen dëkk xawma Koungheul mbaa Kaffrine mbaa Kaolack fu ngeen munti nekk wane leen seen résistance à partir de waxtu ji ndaxte kat buur bu dul buur bëgg a jaamoo ñi nga xam ne musuñu nekk ay jàmmaatloog moom dafa jot troisième mandat warul jar lii moo tax nag ñuy attirer attention opinion publique nationale ak internationale jàmm la ñu bëgg waaye du ñu nangu ñu naan la boo woowee fippu ndax dañ lay noot mun nañ la tëj benn at ba juróomi at boo génnee ci mbedd bi mun nañ la tëj giiru dund maanaam man tey jii nii bu ma defee vidéo def ne résistance mun nañ ma jàpp 1 an ba 5 ans tëj ma bu ma génnee nag ci mbedd bi takk sa lu mu xonk ak sama drapeau Sénégal ne damay fippu d'accord buñ ma jàppee mun nañ ma tëj ba fii ba may dee maanaam dee mooy tax ma génn kaso mooy prison à vie loolu duñ ko seetaan président Macky Sall nag na xam dara contrôle judiciaire liberté provisoire emprisonnement ak loi bii muy waaj a xaw ma jàllale dara duñu tere wax li nga xam ne moom la ñu nar a wax ak jëf ji nga xam ne moom la ñu nar a jëf mandat bii ngay yoot président Macky Sall troisième candidature bii ngay yoot président Macky Sall dina am fu mu la yóbbu dina la yóbbu ci mandat waaye du doon troisième mandat de dépôt nga jëm jërë ngeen jëf. président Macky Sall teg nañu façon nooteel bu nekk ñun ñuy naxanteeg moom dooleem bi mu am yépp jëmee na ko contre askan bi résister mois de mars moo ci mujj génnee na police am génnee na gendarmerie génnee na nerveem askan bi am ndam ci kawam mu defarwaat ni li amoon dootul am ni ñi nekk seen gannaaw ordinateur di kacci bés a ngi ñëw dinañu xam loi bii ñu voté daf ci bokk ci disposition yi lim 15e disposition bi délits yi nga xam ne dañ ko lié aux nouvelles technologies de l'information et de la communication dañ ko aligné ci délits yi ñu tollaleeg terrorisme luñ ciy àtteewoo giiru dund perpétuité dañ lay tëj sa giiru dund kon moom loolu moo taxoon mu doon wax coups et blessures maanaam dóor nit gis ngeen ni nervi yi ñu ngi dal ci nit ñi di leen dóor fii ku fi jàpp nervi yi boo ko dóoree ñu qualifier le terroriste imaginez ça tëj la sa giiru dund kon loi yi ñuy def du pour ñoom pour ñun la parce que toujours du gis ay images ou violence yoo xam ni nervi yi ñoo ko jëme ci population yi bay violer seen i domicile loolu légiféré wuñ ci waxuñu ci dara donc ci ñun lañ ko jëmale boo jógee ñu ne la appel à l'insurrection parce que ñun constitution daf ñu may ñu woote résistance bu fekkee ni dañu nekk ci nooteel loolu article 98 constitution moo ñu ko may charte universelle des droits de l'homme moo ñu ko may diine lépp comme ni ko ngi waxee moo ñu ko may parce que kuréelu opposition bi gën a yaatu fii mu ngi tudd front de résistance nationale te musul poser problème kon résistance nationale bu ko ay parti politique légalement constitué ay député ci seen biir ñu mës a yor état ci seen biir ñooñu c'est des légalistes xam nañu lu ñuy def léegi nag président Macky Sall jumtuwaay yooyu yëpp mu am pour réprimer population yi doyu ko
mu bëgg a mottali ko arsenal judiciaire maanaam ay texte de loi pour que ñun dootuñu mën a am suñu liberté dootuñu sañ a wax dootuñu sañ a woote dootuñu sañ a manifester wala bu ñu wootee manifestation lu damm wala lu yàqu ñu qualifier ko de terrorisme parce que destruction de biens tamit ci la bokk te mën nañu infiltrer nit ñi comme ni ko honorable Déthié waxoon créer ay casse ba noppi attribuer ko opposition bi loolu moo tax ñuy woo bépp Sénégalais quelle que soit coloration wala obédience am ñu wàcc xeex lii nga xam ni moom le président Macky Sall bëgg a teg suñu kaw suba ci 10 heures ñu ngi ciy woon ñëpp te waa Dakar kese waa Sénégal yëpp la ñuy woo jiital ci jeunes yi dëkk bu ñu mën ci nekk ville bu ñu mën ci nekk koñ bu ñu mën ci nekk nañu xam ni suñu liberté ñun ñëpp moo nekk en jeu kon ñu ngi woote publiquement à la résistance à partir de maintenant parce que ay heures moo ñu séparé du vote de ce projet de loi te ñoom ñoo am seen ay majorité mécanique Assemblée nationale kon loolu moo waral suñu daje fii mënuñoo nelaw mënuñoo dallu mënuñoo liggéey mënuñoo toppatoo suñu dara parce que benn nit day toog fële di xool naka lay fexeelee askanam naka lay fexee di noot askanam di ko xañ ay àqam ak ay yelleefam loolu nag lu am ëllëg président Macky Sall ak ay député ñooy responsable parce que Sénégal ci jàmm la ko fekk ci jàmm la ko jotee gannaaw événement de mars yi kilifa diine yi àddu nañu ba ñun suñu wàll ñu def jàmm mais moom mu ngi ci ay ak fitna ba léegi kon lu mu ci góobi dina ko gar ñu ngi daaneel di woote waat encore une fois à la résistance Sénégal yëpp fu ñu mënti nekk ci gox-goxaan yi ci quartier yi bàyyiwuñu kenn jërëjëf. donc salaamaaleykum gars yi ñu ngi nii assemblée nationale donc combat bi commencé na dès maintenant donc xaaruñu pour suba pour mën a wax ak nit ñi wala pour mën a wax ak Macky Sall parce que Macky Sall li mu bëgg a def nii du jàll. donc ñun ñëpp ñu ngi assemblée nationale gars yi partagé leen live bi maximum live bi partagé leen ko. Macky Sall bu ñu ko bàyyee ba liy jàll yi ñoo nga xam ne Sénégal du doon bàyyi kenn Macky Sall doonul Sénégal ci maamam ñu imposé ñu ko ñoom génn leen ngeen ñëw fekk suñu assemblée nationale ñun ñu ngi fi la ñuy fanaan tey génn leen ngeen fekk suñu ñëw leen libéré Sénégal fekk libéré wuñ Sénégal waratoo tëdd sa kaw lal l'heure est grave ils nous accusent de terroristes ils veulent tous nous tuer daf ñu bëgg a broyer population la na Sénégal yi génn ñu ngi fii assemblée nationale ñu ngi fii assemblée nationale donc dañu ko ne live bi Macky Sall ne ko non ci loi bi nga xam ne bëgg na koo jàll du jàll parce que duñu ko nangu ay sénégalais lañ ci réew mi la ñu dëkk chaque sénégalais donc ay sénégalais lañ ci réew mi la ñu dëkk donc duñu nangu lii di jàll chaque sénégalais est libre de manifester duñu nangu bu jàll loi bi kenn amul droit ba gis filme booy filme ma booy non mais pour